mbokk yi di leen nuyuwaat di leen dalalaat jàmm ci télévision Futurs Médias sant ko gërëm ko Pape Cheikh Diallo ni ñu ko waxee woon sànq rek xibaar yi dinañ ko dooree ak mbirum Barthélémy Dias procès en appel bi ñu dàqaat benn fan ci weeru décembre bi ñu dëgmal moom maire bu Mermoz Sacré-Cœur moom nag jéemoon na dem ca tribunal ak ñamu àndal mu di Ousmane Sonko ak Malick Gakou waaye dañ leen koo gàntal bu mu indi coow lu rëy police sax dugg na ca ñu sànni leen ay grenade lacrymogène ak yeneen i takk der ci biir xibaar yi te di ngeen am waxtaan wi nu seq ak Alioune Diouf di way jur bu góor ci Ndiaga Diouf moom daanaka li mu bëgg képp mooy ñu jeexal dossier boobule mu yëkkati ay kàddu dénk ko Mor Talla Gaye ci situation politique bi fii ci réew mi ak niñ ci nemmeeku ay jafe-jafe cadre unitaire de l'islam ne fas yéene na jébbal benn charte de non violence acteurs politiques yi fexe ba ñu jàll ci élection yi ci anam nu mu gën a tekkaarale fële ci université Gaston Berger ba ca Ndar étudiants yi fa nekk seen i revendication mu mel ni tàmbali naa saafaru ginnaaw ay bés yu ñu doon manifester ak ndaje bu amoon seen digg ak ñeneen ña ñu seqal jafe-jafe yooyu li ak gouverneur ba ñu ne nag dinañ door lii di liggéeyu assainissement bi aljuma bi ñu dëgmal jamono jooju SAES syndicat bi ëmb jàngalekat yi ci daara yu kawe yi fas yéene jàkkaarloog taskatu xabaar yi tey ci ngoon eggee leen seen i jafe-jafe tàggat yaram ci ñaareelu pàcc bi dinañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw bokk na ci Sénégal mi waajal matcham diggante ak Togo ñeel coupe du monde bi ay spécialiste amal ab taxaw seetlu ci style de jeu bu recrue bu bees bi ñëw ci tanière bi di Pape Gueye ci kanam tuuti lay doon mbokk yi. ñu dooree kook àtte bu Barthélémy Dias procès en appel bi dañ ko dàqaat ba benn fan ci weeru décembre ngir plaidoirie yi naam sax dañ ko dàqaat moom Barthélémy Dias ak ñi mu àndal Ousmane Sonko Malick Gakou doon nañ jéem a dem ca tribunal ba mu indi ay gàllankoor yu métti métti ndax waa BIP brigade d'intervention polyvalente dañ leen ko gàntal mu indi coow lu rëy ba ñu tasaare leen ak ay grenade lacrymogène ci xibaar yu mujj daanaka ñu nga woon ca Médina dañuy dem rek ci nga xam ne moo di Dissa Pereira moom mi ñu toppal cortège boobule xool yëf yi fan la toll Dissa ginnaaw bañ la nuyoo ba noppi yëf yi fan la toll ndax it liñ naan dafa am ñu ci amay gaañu gaañu lu am lam déet. cortège bi mën nañu wax ne ndànk fa ndànk lay dox en attendant ñu xool ndax na yegg tribunal Soxna Naata lii pour l'instant moom moo xew ci cortège Barthélémy Dias mu ànd nag ak militants yu bëri comme je dis tout à l'heure mais également un cortège bu nga xam ne nga vraiment c'est bien encadré par les services de sécurité. jërëjëf Dissa Pereira ak tout saraf yu daanaka dégguñu sax lu bëri xanaa dañuy dem xoolaat keneen muy Habib Faye moom tamit mu nga toppoon ci cortège boobu la ñu dem seeti Habib ginnaaw ba ñu la nuyoo li nga xamante ni moom moo fa xewaat ba jamono ji ñuy wax ak yéen. Soxna Naata maa ngi lay fay bu baax a baax jamono ji ñi ngi nii à la rue 7 fii nag jàppal ne ñi ngi ci biir convoi bi nga xamante nit moom la Ousmane Sonko nekk ak kii di Barthélémy Dias gis nañ suñu ginnaaw nii force de sécurité yi nekkee ba tax na itam ñoom dañ leen jël xamaguñu nag exactement fan rek la ñuy dem destination bi xamuñu ko mais ñu ngi topp toujours ginnaaw convoi bi di ànd ak ñoom mais askan wi ba léegi tamit ñu ngi leen di dégg noonu ñoom ñu ngi dégg Sonko Barthélémy liberté loolee mooy kàddu yi nga xamante ne moom lañ fi gën di yëkkati ginnaaw bi nga xamante ni renvoyé nañ lii di procès bi ba le 1er décembre ndax li ko waral bokk na ci kenn ci prévenu yi moom moo ñëwul mais moom mi ngi bokk ci parti PDS loolee la ñu avocat bi nga xamante ni mooy layal kii di Ndiaga Diouf wax moom maître Pape Mor Niang
moom moo ñu xamal li ni mel waaye tamit ndaw ñi boobu ba léegi ñi ngi yëngal côté bi teewul itam takku der yi ñi ngi ànd ak seen dal ba léegi tamit dara taxagul fii nii lacrymogène sànneeguñu ko ndaw ñi dañuy manifester donc ndax tamit seen naqar la ñuy wax ndax la ñu gën a bëgg moo di liberté kii di Barthélémy Dias mooy kàddu yi nga xamante ne moom lañ fiy yëkkati boobu ak léegi soxna Naata. jërëjëf Habib Faye nekkoon en direct ci cortège u Barthélémy Dias boobule Ousmane Sonko Malick Gakou ñoom ñi ànd ak moom kii di baayu Ndiaga Diouf nag di Alioune Diouf moom am na ay kàddu yu mu yëkki nee na yëf yi moom la gën a metti ndax bu Barthélémy ne dafa bëgg yëf yi daal di jeex mu ne moom moo ko gën a bëgg ndax doomam la ñàkk waaye laata nag yoon di def liggéeyam mi ngi woo ñëpp ñu ànd ak dal dañuy déglu ab waxtaan bi mu seq ak Mortala Gueye ñu ñëwaat. dégg naa muy wax naan àtte bi war nañ ko jeexal dafa bëgg mu jeex maa ko gën a bëgg mu jeex man mi nga xam ni maa ñàkk man bu ma sañoon jeexoon na bu yàgg du yegg ci ay fukki at kon man maa ko gën a bëgg mu jeex waaye li may ñaan itam na jeex ci jàmm na jeex ci jàmm man de ci jàmm lay dox ci jàmm lay wax ci jàmm lay jëf ñi nga xam ne nag woo nañu ñoom ñooy àtte la ñuy àtte xaw ma nag lu ñuy àtte suñu àttee dëgg gi jëm si ci man ma xam ne loolu la yàlla dogal suñu àttee dëgg gi jëm si ci moom ma xam ne loolu la yàlla dogal lii daal mooy li nga xam ni moom laa xam moom laay wax. seetaanoon ngeen intégralité entretien boobule Mortala Gueye am ak wayjur bu góor bu Ndiaga Diouf ci Infos Matin fitna gi ñu nemmeeku fan yi ci langum politique bi cadre unitaire de l'islam au Sénégal addu ci moom nee na la mu bëgg mooy ab charte de non violence mu soumettre ko parti politique yi fi nekk ngir ñu fexe ba dem ci élection yi mu ànd ak dal ci liste yenn ci ay coalition yu ñu gàntal nag Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine wax na ci nee na état bi moom moo war a dawal yërmande ak ñooñu faree ci kujje gi dañ koy déglu ci micro Chérif Dia moo nekkoon ganu matinal bi. il faut que ñu teg benn charte boo xamante ni ñëpp ki la ñuy war a jaar muy politicien nguur gi muy politicien opposition bu ko defee askan wi mooy nekk juge bu ñu demee ba élection jub wala bu ñu demee ba jafe-jafe am ñu xool kan ci politicien moo respecté wul charte boobu. bu ko defee ñu xam ni kat kii. intérêt réew mi tax koo jóg kii intérêt boppam moo ko tax a jóg. di ngeen ko dénoncé boobu waaw. incha allah kooku moom bu ñu tegee charte bi ñu bëgg a teg parce que loolu mënuñ ci dugal suñu kilifa yi ndax ñoom lii seen wareef mooy wax. mais ci situation yii nii loolu laa wax sànq dama ni il faut que état bi am plus de générosité nag loolu dañ ciy woo ku mel ni président de la république nga xamante ni moom moo njaboote ñëpp. c'est vrai il y a un peu d'amateurisme du côté de l'opposition il faut le reconnaître peut-être. précipitation am na ci négociation yi amoon seen ay biir ba bi ñuy déposer liste yi ñu déposer ko ci anam boo xamante ni jaarul ak yoon mais pour jeu démocratie ñu mën ko jouer ci anam bi mu gën a rafetee ñun dañuy ñaan tamit l'État ci nga xamante moo njaboote ñëpp ñu appeler ko à plus de générosité mu xoolaat naka la ñuy mën a def ñi liste yi nga xamante dañ ko invalider woon ñu xool naka lañ leen di mën a dabaatale ba situation dem ci élection yu apaisé am mais aussi respect wu démocratie am ndax bu ñu demee ci élection boo xamante ni ñëpp teewuñu dina fekk am na koo wax sànq bi maa ngi koy dégg ci rajo bi may ñëw am na koo xamante ni nomination lay gën a doon ko élection. ñu ngi ci plateau bi ak Abdoulaye Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñu waxtaanee ci li xew tey gis nañu procès Barthélémy Dias bi ak li ñu ci wax yëpp dañ koo dàq tey ndax est-ce qu'il fallait s'attendre à cette situation tey jile. xëy na li ñu war a doon xaar rek mooy. ci ñoom li ñu yëglu woon ne ku jégi woote nañ pour ñu gunge Barthélémy Dias. loolu xam nga ku ne xalaatoon na ni dina am mbooloo bu ko gunge. maintenant réew mi dafay toll foo xam ne dañuy dépasser rappeler les principes comme invité bi li mu wax ci suba. ci ne ñëpp jàmm lañu bëgg xam nga politiciens yi vraiment amul kenn koo xam ne day wax ni fitna lay wut ci réew mi ñoom ñëpp jàmm la ñuy woote. moo tax ñu war a dépasser rappeler principe ku def loo xam ne nii wàcc nga principe yi. ñu wax ko joxoñ ko. yëf yi waroon naa yem rek ci suba ci dem tribunal bu jeexee mu jeex. mais li nekk di xew wax dëgg fa yàlla cortège bi nekk en cours. mënoon naa ñàkk ci bésu tey bi. parce que dem gunge sa leader kenn mënatu koo bañal kenn fii ci biir parce que dafa am ay précédent yoo xam ne def naa nguur gi sax nangu na ko tey mënatul bañ
leader ñu woo ko tribunal ay nitam gunge ko xëy na dañ koy jéem a encadrer sax tey pour éviter li xewoon mois de mars bi mais bu ñu demee ba tribunal bu joxee verdictam dafa mel ni boo wootee manifestation dafay am point boo xam ne fa la manifestation bi jeexee wa ilaa ngeen def déclaration nit ñi tas mais mënoo def manifestation dem cortège pour dellu si day mel ni manifestation pour dem la manifestation pour dellu te loolu ku ne war na koo éviter ci situation bi ñu toll fii ci réew mi lépp loo xam ne mën naa mujj ci fitna acteurs yëpp dañ cee war a dox politique nag dafa ànd ak xëccoo mais lépp loo xam ne mën naa mujj ci fitna ku ne war na koo moytu cortège retour bi mënoon naa ñàkk c'est-à-dire que leader yi defoon déclaration bu ñu bëggee à la presse ak leneen wax nit ñi tasaaroo leen xëy na nag dina jafe ñu ne woote wuñu mbooloo mi parce que mbooloo mu leen topp xëy na mu ñoom mënoon nañoo sax bañ a ànd ci retour bi kii jël yoon wi ñu tasaaroo mu yem fa mais cortège retour bi. ndax cortège de retour la parce que dañoo nekk dañ doon dem ci tribunal ba naam sax renvoyé nañ ko ba pare. mais tribunal soo fay dem Adja Naata. day fekk nga am fa décision ba yëg nga ko. loo fay wàññi sax moo gënoon. am na ñoo xam ne suñu reporter yi bi ñuy wax ni décision bi génn na am na leader yoo xam ne génn gu ñu seen kër. wala dugg gu ñu sax biir Ndakaaru. moom day donc léegi mënoon na faa yem. waaye nekkul est-ce que nekkul Abdoulaye Cissé ab genre message politique la boo xam ne dañ koy jagleel pouvoir bi ndax Barthélémy waxoon na ko nee na bu dee dañoo dàqaat procès bi moom du delluwaat ci tribunal bi est-ce que du ab message politique la bu ñuy lancé noonu ngir wane ni ñoom noppiwuñu sax pour deltu ginnaaw ci li ñu waxoon keroog. defante bi mën naa xaar. campagne bi nga xam ne ñu ngi koy jub si defante dina am ci moment boobu ak ku nekk fi nga xam ne fa nga bindu fa nga nekk ak yeneen i échéances waaye campagne bi ñëwagul Ablaye Cissé bu dee fii la campagne bi Barthélémy moom dañoo jël xaj na beneen dogal pour nëbb ko jant bi ndax loolu dina mën a am xeex boobu ñëpp nangu nañ ci mooy li mu waxoon bu may dem askan wi génn leen gunge ma kenn mënu ko tere loolu kenn mënul tere leader bi di dem tribunal ay militants gunge ko parce que loolu précédent la yu am ci réew mi te ñëpp nangu nañ ko nguur gi sax xëy na day encadrer mbooloo mi nga xam ne nii ñooy ànd ak leader ba tribunal waaye tribunal boo fa demee aussi vraiment ci wéetaayu bureau juge xam nga mbooloo mi dugg ci tribunal bi du dugg ci bureau juge bi yàgg si juge yéene jàkkaarloo bu ñu dogalee li ñuy dogal ba pare xëy na nit ñi mën nañu wane seen mer wane ñàkk ci ànd mais réew mi dafa war a mujjee cib dal li nga xam ne moom la ñuy fàttali mooy principe yi ñëpp d'accord ci ni réew mi jàmm lañ ci war a dox nañu moytu ay woo xam ne xamuñu fu muy yem déjà lii ay moo ko indi li ñuy àtte tey ay moo ko indi yemul ci bopp ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko sookee xëy na góor gi di wax moom moo ñàkk moom rek moo ñàkk parce que moom la ci doomam moom la doomam ñàkk 10 ans ngi nii amagul àtte ñu moytu leneen tegu ci ak ci boor bu mu mën di doon ndax fitna xajul ci suñu digga xam nga dafa am lu gàtt loo xam ne politiciens war nañ koy bàyyi xel mais exemple bi gën a wax ci nit ñi bi nit ñi di gën a dégg mooy comme grève gis nga grève soo ko paasee nga naan mais ndeke grève lii la est-ce que jaroon na ko tey boo gisee xale yi di génn di tojante di sànni xeer mais xoolal naata sooy romb université xale yi di sànni xeer ak yooyu da nga naan mais lii est-ce que bi ma ci tolloo lii laa doon def donc am na loo xam ne boo ko rombee mu nuru la du yëfu nit bi nga ciy toll xëy na mën nga cee gëstu mais nag boo ciy toll kenn mënu laa wax lu dugg sa bopp pour nga nangu ko mais politiciens yi ñoom jaar nañu ci yooyu yëpp lu ñu war a bàyyi xel la surtout ku nekk ci ñoom xam na ni position bi nga nekk ëllëg yaay nekk ci beneen position bi ñuy xarab loolu rek jar na ñu bàyyi xel tolluwaayu réew mi te bañ a xëy na fexe ba fitna ëpp loxo parce que ci luñ jëm nii bu fitna bi ëppee loxo élection yi dana jafe sax ñu amal ko ci dal ak waaw fitna boobu Ablaye Cissé dernière question muy charte la non violence bi Serigne bi doon wax sànq ndax loolu dina yomb tam ñu nangul policiers yi nangu ko adopté ko fii ci réew mi ndax yaa ngi ko doon wax sànq dañuy woote jàmm waaye bu dara desulee lu dul jëmmal ko kenn du ko ci jëmmal ci ñoom. moo tax ma ne dañoo war a dem au-delà position de principe dañ ko war a weesu tey ndax bu ñu tebal ci position de principe rek du ñu avancer da ngay rappeler toujours ku nekk ne la jàmm laa bëgg waaye nag am na koo xam ne mooy def liy indi fitna bu boobaa dañ ko war a pointer wax ko mu leer ñëpp xam mu bañ a am péete bañ a am parparloo kilifa diine yi comme nangul nañu leen ñoom war nañuy joxoñ ki nga xam ne moo def xam nga sëriñ bi léegi nee na xam ne xëy na am na amateurisme ci côté opposition beeg yooyu xëy na war naa pointer aussi peut-être excès de zèle bu amee ci côté administration bi ak ñi nga xam ne nee na ñoom tamit mi ngi noonu jaay doole bi ñu bàyyi ko loolu moo ñuy avancé loo mais ñu bañ a yem ci position de principe merci beaucoup jërëjëf Abdoulaye Cissé merci beaucoup Abdoulaye Cissé ñu doon waxaat tey jëlee ci procès en appel Barthélémy Diaz bi ñu dàq ak li mu jur tey
ci suba ba léegi ñu jàll ci beneen ponk muy université Gaston Berger ba ca Ndar foofu étudiants yi lenn ci seen i sa jafe-jafe mi ngi waaj a saafarawu muy wàllum assainissement ñu ne aljuma dinañ door liggéey bi ginnaaw benn ndaje la bu dox seen digg ak ñañ ko seqal ci teewaayu gouverneur bi am na ñeent ponk yu ñu waxtaan ba juboo ca dañ ci dem ba Ndar fekk ji fa Ousseynou Diop Habib Seck ci reportage. Université Gaston Berger bu Ndar ginnaaw ñaari fan étudiants yi génn ci mbedd mi baare tali bi la pneu ngir nag di saafaraal seen ay jafe-jafe mën nañu jàpp ni jamono ji mën nañu nokki ndaxte gouverneur bu Saint-Louis directeur bu CROUS ak recteur bu université Gaston Berger bu Ndar daan nañuy daje xaatim ay accord ak étudiants yi ngir jàmm mën a delsi. ñu laajoon yëpp benn bi muy assainissement bi tey gis ngeen ni entreprise bi ñëw na jot na ordre de service am def na visite technique am bu yàlla dafay jàmm ajjuma danañ commencé liggéey bi. rectorat waxtaan na ak étudiants yi moom mooy jël en charge wifi boobu ba nga xam ne étudiants yi fu mën a toll ci université bi dina mën a am seen internet. ñàkkum ndox bi bokk na ci li daan gën a sonal étudiants yi la ko waral bokk na ci usine boo xamante ni fii lañ koy tabax ci Ndar moom gouverneur bu Saint-Louis nag nee na juróom-ñaar ci ay mbànd dañ ko indi fii ci université bi. dina ñëw suba muy juróom-ñaari bâche à eau yu am doole yoo xam dañ koy teg comme ça ñu mën leen di duyal ndox en attendant usine bi pare parce que bu usine bi pare wàllu ndox moom day féete côté kon ñeenti poñ yi étudiants yëpp waxoon fekk na ñoo ngi ci doon liggéey comme ni ko président de la république santaane woon. ci cadre recteur bu université Gaston Berger bu Ndar Ousmane Thiaré jafe-jafe yi nga xamante ni am na ci université bi lu leen naqari la ci gis-gisam ak accord yi ñu xaatim jàmm nag mën a desiwaat. ay accord et que am nañ délai yu ñu joxe yoo xam ne bu ñu ko respecté incha allah je pense que question yi dootul def objet grève. sensibiliser toutes les couches en tout cas de l'université pour que lépp lu ñuy def ñu teg ko ci jàmm pour que université mën a jëm kanam. ñoom étudiants yi ci ndaje bi ñaan nañu kilifa yi accord yi ñu jël ñu mën ko respecté nee nañu sax bu fekkee ne loolee am na yëngu-yëngu yi dina mën a dakk ci université bi. SAES mi syndicat bi ëmb jàngalekat yi ci daara yu kawe yooyu le muy université yi bu UCAD tey jile ci ngoon dinañ jàkkaarloog taskatu xabaar yi eggeewaat leen seen i jafe-jafe wala bokk seen i sàkkuteef mu jëm ci gouvernement bi ca Fatick moom bëri na ay école yu amul ay gaanuwaay directeur général bu société d'aménagement foncier ak rénovation urbaine moom bëgg ci ut ab saafara am na benn bloc sanitaire bu mu tabax ci ab école élémentaire bu nekk ca commune ba ñu ngi ci génne juróom-ñetti millions ak genn wàll ngir loolu mën a am Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey ca diwaanu Fatick. bëri na ci école yu nekkee ci biir inspection de l'éducation et de la formation bu Fatick yoo xam ne soo fa demee doo fa fekk ay gaanuwaay wala léeg-léeg yaa ngi fay fekk du baax directeur général bu société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine SAFRU ne dafa jóg rek ngir xeex lu ni mel tabax ay gaanuwaay yu mucc ayib ci école élémentaire Faydaali nekkee ci biir commune bu Fatick. benn bloc sanitaire boo xamante ne daanaka mot na ci juróom benn toilette ak juróom benn jàppukaay yu ànd ak ay rampe yoo xamante ne ñi nga xamante ne seen doxin yombul fa la jaar boo gisee ñu def ko c'est parce que tout simplement ki ñu jiite muy borom réew mi moom moo ko oote woon 2018 mu ne doomu Sénégal fu waay mënti toll na nga dellu sa école nga participer ci développement école ya. ñi nga xam ne nag ñoom ñooy kilifa yi ngànk njàng mi ci biir dëkk bi rafetlu nañu mbir mu ni mel ndaxte nee ñu dana bokk ci bu baax a baax lu gën a ñoŋal njàng mi ak njàngale mi. Nul ne peut parler d'école digne de ce nom en tant que lieu de vie et d'épanouissement de l'enfant sans créer les conditions d'hygiène, gage de bonnes habitudes et de santé. caabi bloc sanitaire bi nag ñi ngi ko doon joxe ci kanamu ñi nga xam ni ñoom ñooy kilifa yi ngànk mairie bi fi mu ne xaalis bi ñu dugal nag ci tabaxuk bërëb bu ni mel toll na ci 8,5 millions francs CFA. ku nekk mun nga jël 8,5 faj ci sa soxla jàpp ne soxlaam amul solo li am solo mooy soxla askan wi mooy li mu def ñun la ko defal parce que c'est une compétence transférée. bu weesoo gaanuwaay yi nga xam ne nag moom le directeur général bu société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine tabax boole na ci jënd ay livres yu bëri jébbal ko inspection de l'éducation et de la formation de Fatick ngir rek ñu mën koo teg ci loxo école yi nekkee ci biir IEF bi. ca Mbour moom door nañ fa benn liggéey mooy fexe ba quartier yu bëri fukk ak ñett ca ñoom ñu mën a am ndox mu sell mairie ba moom moo ko door am na xaalis bu takk juróom-ñett fukki millions ci sunuy koppar yu ñu ca def maire ba daanaka nag buntu la jël ci liggéey boobu muy def mu ngir cokkaas mu ne ñi fare ci kujje gi Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ñaari kilomètre ci lu jëm ci wàllum ndox projet bi fukk ak ñetti quartier yu nekk ci commune Mbour dinañ ci njëriñu. dañoo génneegum nag 12 kilomètres yoo xam ni dañ ko war a installer dans des quartiers plus 5 kilomètres yoo xam ni SONES moo ko joxe 12 kilomètres yi nag c'est sur pont propre bi nga xam ni dañ koy commencer mais nag fii dañ ko commencer ci Guy Mouride
ndax Guy Mouride day quartier boo xam ni quartier bu mag la léegi te ndox mi manqué na fi bien que léegi indi nañu courant bi ndox maa ngi ñuy teg léegi talibé ci des te talib yi di ngeen dégg fan yi ñu lancé appel d'offre pour ñu liggéey ko. maire bi nga xam ne sax candidat la muy xamle ni bilan bi dina tax ba mbuurwaay yi mën ko dënkaat seeni gox. waaye ñi nga xam ni ay doomu Mbour lañu ñu jox leen ay matuwaay yu baree pour ñu war a liggéey Mbour bàyyi fi ñukk Mbour def di liggéey yeneen dëkk loolu ñu waa Mbour rafetlu wuñu waaye toog nag ba nga xam ni Mbour a ngi ci dëgg liggéeyam xaalis bi ñëw na nit ñaa ngi liggéey nga bëgg ñoo ne jox leen ma Mbour bala ma joxee dinaa fi def lii foo nekkoon bi ñu koy liggéey. ñu doonoon tamit ab occasion ngir yëkkati kàddu teg ko ci ñi nga xam ne ñoom it dañu soxla place am jamono ji. ne maire sur commande la ndax loolu mooy population bi mu ñoo war a seet maire boo leen neex ñu jël ko waaye imposé maire ne leen maire bii jàppale leen maire bi jàppale leen kii pour mu doon maire te bi mu fi nekkee jàppalul boppam jàppalul kenn kooku waa Mbour duñ ko dul nangu. Fallou Sylla di xamle ni mbébétam mooy saafara jafe-jafe yi nga xam ne Mbour waaye dañ koy jànkonteel ndax nag ginnaaw ndox mi fas yéene na ci ay fan yu ñu jëm def courant ci ay quartiers yu ko amul. Fallou Sylla mi bokk ci parti socialiste doon wax ci ki nga xam ne moom la coalition Benno Bokk Yaakaar tànn foofu ngir mu jiite liste bi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre la ñu fas yéene màggal bés bi ñu jagleel càmm fii ci réew mi thème bi ñu tànn ren jile mooy entrepreneuriat investissement ngir ab élevage bu gën a am solo ci gis-gisu ministre bi ñu ko dénk Ali Saleh Diop nee na ren dina am ay coppite yu bëree bëri luñ ci mënti am ñoom sàmmkat yi ñu ngi xaarandi président de la République Macky Sall ngir eggee ko seeni jafe-jafe dañuy dem fële ca Linguère fekk ji fa Mamadou Moustapha Ndiaye. bés bi nu jagleel càmm gi dinañ ko amal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ci atum 2021 ngir waajal bés boobu amal nañ ab CRD ci teewaayu kilifa aada yi ak ñiy yëngu ci wàllu càmm. dañoo ñëw fii tey ci Daara Jolof en tant que ministre de l'élevage et de la production animale pour jiite benn CRD. pour waajal nag bés bu mag. muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bii nga xam ne président de la république dafay ñëw fii ci Daara Jolof département de Linguère région Louga pour jiite li ñuy wax journée nationale de l'élevage. juróom-ñaareelu édition journée de l'élevage ñu war koo amal fii ci Daara Jolof danañ fa waxtaanee lu jëm ci wàllu entrepreneuriat ak investissement ngir gën a suqali càmm gi. ministre bi ñu dénk wàllu càmm gi di xamal ne ren ji danañu amal ay coppite yu bari. journée nationale de l'élevage bi nag dañ ci am benn lu yees lu ñu ci bëgg a bokk xam nga. fu nekk nit dañ fay jóge ku nekk ak say bagages nit ñooñu bu ñu tasee nag dañu war a profité ci occasion boobu def leneen ñu def benn foire boo xam ne dana jël ñaar ba ñetti fan mu am ay stand yoo xam ne xeetu mala bu nekk dana fi am ñi nga xam ne aussi dañuy liggéey ay jumtukaay yoo xam ne dañ koy soxla ci wàllum élevage ñu ñëw exposer ko ñi nga xam ne am nañ seen i produits yu ñu defar ba pare ñëw exposer bu ko defee. nit mën naa jóge ndakaaru sax diwu ñor itteel ko mu ñëw bu bés baa mu tase fekk soxna soo xam ne moom guddi ak bëccëg ma ngay liggéey diwu ñor yàlla boole leen. ñi bokk ci directoire des femmes en élevage di waajal bés bi waaye teewul ñu dëxañ seeni jafe-jafe ci ab téere fas yéene koo jébbal njiitu réew mi bu bés baa. ñu ngi ni commencé collecté yi nga xam ne jafe-jafe yi am na comité bi nga xam ne dafa nekk sur place. ku jógee commune Thiargny ku jógee commune Mbaye Xaaw ku jógee commune Boulal ku jógee keneen ak feneen ak yeneen yi nga xam ne éleveurs yi nga xam ne dañooy nekk ci yeneen région di ñëw ci kii bi ci comité bi ñuy fësal sunu jafe-jafe am nañu du ñu wax ne amuñu lépp wala am nañ lépp mais sa fësal nañ sunu jafe-jafe dañ koy tënk def ko benn document jox ko président. ñu wax ci leneen mu di ab bés bu ñu jagleel wàllum sensibilisation waaye it joxe ay xibaar fële ca foire internationale bu Kaolack mi ngi ñeel entretien réseau routier yi fii ci réew mi foire bi fàttali ni ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre la door fas yéene jeex fukki fan ak ñeent ci weeru novembre bi ñu ne ministère des transports moom moo sabab ndaje bu ni mel ñoom ñu jël occasion boobu rek ngir wax ni camion yi yab ba mu fees dell li muy yàqal Sénégal ci tali bëri na loolu daanaka atu jot dinañ génne juróom fukki milliards ñu ne ngir defaraat tali yooyu le ñu jàpp ni mennum saafara rek mooy ñu fexe ba doxal règlement numéro 14 bu UEMOA te mu ñeel surcharge à l'essieu Pambay Diaw ak Fally Gueye ca diwaanu Kaolack.
te ni dañ leen di surcharge nag mooy indi ay yàqu-yàqu ci yoon yi ba moo waral nguuru Sénégal di dépenser juróom fukki milliards ngir defaraat yoon yi ki ko xamle di directeur des routes nekk ci ministère des infrastructures Mamadou Alassane Camara di xamle ne naam am na ay jéego yoo xamante ni def na ko ak pesage à l'essieu bi mais ba léegi surcharge oto yi ay jafe-jafe la. ñëpp xam nañu surcharge bi d'abord lu muy def ci tali bi dafay yàq tali bi surcharge bi dafay yàq outil de travail yi nga xam ne transporteurs yi moom la ñu am. beneen bi dafa yokk coût d'entretien routier yi alors que li ñu am mu toll ci près de 50 milliards par an ñu ko ciy def te doyul. surcharge yooyu nga xamante ni day yàq yoon yi lenn rek moo ko mën a faj mooy ñu appliquer règlement 14 UEMOA bi te loolu ngir rek mu am il faut que ñu sensibiliser ñëpp ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllum transport. Ce sont des préoccupations que nous connaissons. ñun ñëpp xam nañ jeexintal bi nga xamante ni moom la surcharge yi di am ci tali yi moo tax acteurs yëpp ñoo toog tey fii di ko waxtaanee loolu nag jàpp nañ ne li ko mën a saafara rek mooy ñu fexe ba appliquer texte communautaire yi rawatina règlement 14 bi UEMOA bi loolu nag ngir mu am na ñu bëri ñu yëngu ci transport bi amuñu information yu doy moo tax il faut que ñu sensibiliser leen. Comment nous pouvons accompagner les différents utilisateurs de transport. Lors de la journée d'information sur le réseau routier inter-État de l'UEMOA, tous les acteurs se disent conscients de la dégradation des routes et promettent de travailler en synergie pour résoudre le problème de surcharge. jéggalu ci njuumte boobule muy kàddu français yi ngeen déglu ci élément bu Pambay Diaw wax ci coopération diggante Sénégal ak Belgique ci diirub ñetti at lu toll ci juróom benn fukk ci ay entrepreneur dinañ leen gunge ci lu toll ci $1 milliard ak juróom benn téeméeri million ci sunu xaalis fukki entreprise yu diaspora it boole nañ leen ci programme boobu nga xam ne Union européenne moom mooy financé phase pilote bi dañuy déglu ci loolu Régine de Brambadère moom mooy représentante résidente bu ENABEL muy agence de développement belge fii ci Sénégal ci micro Maymouna Ndiaye ak Mar Dieng. Il est question d'innover pour répondre à tëralin bu bees bi ñu fësal dañ ko liggéey ba noppi liñ ci bëgg rek mooy ndaw yi nga xam ni ñooy yëngatu ci wàllum koom moo xam ca Belgique la ñu nekk wala fii ci réewu Sénégal ñuy jëflante boo xam ni dafay indi soqaliku bëgg nañu gox yi ak goxaat yi gën ci gis seen bopp liggéey boobu nag ñi ngi koy amal bëgg ci ay partenariat yoo xam ni Union européenne moom mooy gàddu lépp ak réew yi nga xam ni ñoo fare ak moom fii nag dañ fee dajaloo ci liggéey boo xam ni ku ci nekk danga ciy gis sa bopp moo xam Belgique wala Sénégal bëgg nañu jëflante gi gën a tax bëgg nañu itam ñi nga xam ni ñoo yëngatu ci wàllum koom di gën a liggéey gën a jëflante rawatina nag diaspora bi féete ci Belgique ñu ngi liggéey bu yaatu boo xam ni diaspora ouest africaine bi moom it dina ci gën a ubbeeku jëmale ci micro entreprise yi ba ci sax yeneen entreprise yoo xam ne xalaatuñu ko woon entrepreneur yi nga xam ne ñoo fare ci réewu Sénégal gën a nekk ay acteur di yëngatu ci wàllum koom ñu gën leen a mën a gunge. waxtu jàll ci tàggat yaram jot na ñu dalal Cheikh Tidiane Diaw Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu. lay fay soxna Nata. alors tàggat yaram dañ koy door rek football yenn ci ay observateur di jàngataat style de jeu bu Pape Gueye mi ñëw bees ci tanière bi. waaw Pape Gueye ñuy xaarandi peut-être titularisation ëllëg loolu Aliou Cissé moo koy décidé waaye ñoom jàpp nañ ni milieu terrain bu polyvalent la maanaam mën na jouer compartiment yu bari ci milieu terrain bu Sénégal donte am na ay lacunes yoo xamee ni war na ko gome ci jeu am lu ci mel ni yéexaay bi ak lu ni mel dañ ciy teewlu reportage bu Cheikh Sadibou Diarra. waayam toll ci 1m87 muy def 65 kilos Pape Gueye di nuru njool mu sew doon na footballeur buy jëfandikoo tànku càmmoñam te nekk ci Olympique de Marseille mën na jouer ci poste milieu de terrain yu bëri polyvalence bu ànd ak technique bu wóor. am na qualité yi nga xamante ni moom la ñuy laaj pour milieu de terrain bon déjà par polyvalence maanaam mën na jouer 6 comme mën na jouer 8 muy 6 comme sentinelle di récupérer bal yi 8 yi comme relayeur di organiser un peu football bi première relance bi yooyu gis nañu tamit li nga xamante ni mooy jeu court ak jeu long yooyu yëpp tamit mën na ko te day def tamit ay passe ay protection yoo xamante ni aussi à chaque fois aussi dina mën a gaañ adversaire bi li nga xamante ni nag mën na si progresser moom mooy parfois si concentration parce que parfois
fois gis nañ ni am na ay bal yu yomb yoo xam ne daf koy perte si jeu bu gaaw bi aussi il faut mu def si aussi ay progression parce que xam nga football bi léegi dafa gaaw. ay atam toll si 22 Pape Gueye bii di dugg ci équipe nationale bu Sénégal doon na renfort ci at yii di ñëw. booy xool jeu aussi buñ ko tegee moom dina mën a indi lu bëri équipe nationale déjà li ñu wax léegi si récupération yi parce que kenn la koo xamante ni mën na récupérer ba si organisation bi aussi kenn koo xamante ni aussi jeu court jeu long yooyu yëpp da koy def et puis aussi mën na indil aussi sérénité parce que parfois aussi si relance bi aussi dañ si soxla sérénité maintenant nag est-ce que mën na ñëw aussi bousculer hiérarchie bi peut-être que pas léegi par exemple pour CAN bii di ñëw mënuñ ñëw rek ne peut-être day ñëw nekk titulaire même parce que football kenn xamul lan mooy xew mais ci avenir proche mën nañ compter si moom pour continuer si progression yi parce que moom ak ay ñoom Pape Matar Sarr peut-être ñoom ñooy génération bu bees boo xamante ni ci milieu terrain bu Sénégal bi mën nañ ñëw defal ay jaloore yu baax. Pape Gueye di yegsi ci gaynde yu Sénégal yi indaale expérience su téeméer ak juróom-benn jongante ci professionnel ca France ak Europe puissance am ay relance am ak mën dóor balam mën na doon ndimbal ci équipe nationale bi. gaynde yu Sénégal nag démarré nañu seeni regroupe seeni entraînement ñaareelu bés bi nga xam ne entraîné nañ ko pour la première fois groupe bi complet tey jii nag ci ngoon la ñuy amal seen séance bu mujj ci stade bu Kégué foofu nga xam ni la jongante bi di amee ëllëg 19h ci diggante équipe bu Sénégal ak équipe bu Togo. mu mel ni Claude Leroy moom moo solal mbubbu avocat Aliou Cissé. waaw moom daal nee na critique yi nga xam ne mi ngi koy dégg ci style de jeu bu équipe nationale loolu mënu ko nangu ndaxte Aliou Cissé bi mu fi nekkee ba léegi résultat yi mu fi def daanaka benn coach defu ko fi te équipe nationale bi mi ngi wane taxawaay bu baax dañ koy teewlu moom Claude Leroy mi nga xam ne moo nekkoon entraîneur équipe nationale bu Sénégal ci jamono yee 90 ak 92 ak Mortala Gueye. Pourquoi on critique Aliou Cissé? man mii li ma mënul comprendre mooy kàddu yi ñuy faral di yëkkati yenn saa yi di ko teg ci déru sélectionneur national bi di Aliou Cissé kooke nag saa su nekk mu ngi amal ay performance mu ngi def liggéey bu mucc ayib tamit ci boppu équipe nationale ngàññi yooyu nag dafay faral di métti rawatina bu jógee ci ab sénégalais ñoom ñu bëri dañu jàpp ne ni muy footballé rafetul terewul nag mu ngi gagné mu ngi amal ay performance bu dee coupe du monde équipe nationale mu ngi qualifié bu dee coupe d'Afrique itam tuuti moo koy dese rek mu jël ndam li am na daal man daal jàpp naa ne tuuti rek moo ko dese mu mën a am li ñu xaar ci moom. Vraiment très très peu de choses pour qu'ils aillent au bout quoi. la ñu jeexalee ko ci basket naat ak tournoi monté ginnaaw port USPA nekk Union sportive des Parcelles Assainies ñoom nag jot nañu seen i billets ngir bokk ci championnat national basket première division bi démb la woon nag ginnaaw bi ñu daane équipe bi di Lac Atlantique 76 à 72 voilà naata lii moo fi gënoon a fës ci xibaar wàllu tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw di la dig daje ëllëg incha allah ñu egsi ci ponk bu mujj muy li yëglekaay yi xëyee tey ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf docteur Falla Paye mi ñu ne moo faat ay doomam ba pare wëlbatiku faat boppam bu ñu leen waxee ni autopsie bi ne noonee la raye doom yi ngeen bàyyi àdduna ubbi l'observateur ca Dakar Buzz fa la journal bi foree résultat yi tukkee ci autopsie bi ñu def ci néew yi ñetti xale yi ak ci seen baay autopsie ba nee na Falla Paye dafa xoj xale yi ba ñu xëcc fatt jaara ca faatu ki gën a mag ci doom yi di taaw ba Mohamed Paye amoon fukkeet ak ñett fekk nañu ca yaram wa ay jam-jami paaka moom mi ñu ne moo def jëf ji di Falla yéenekaay bi nee nañu autopsie bi wax na ne choc hémorragique moo ko faat arme blanche la jëfandikoo ngir xaru Boubacar Biaye ak Mamadou Sall seen du mujj fu way tollu di ko seen ci yéenekaay yëral xët mu njëkk Les Échos mi ngi ñuy xamal ne Biaye ak Sall yi ñuy tudd ci waxi trafic passeport diplomatique ci assemblée nationale di nee na démb seen immunité parlementaire di mbalaanum kiirlaay gi ñu amee woon ci péncum ndawi réew mi taf lañu leen ñori jébbal leen yoon te coow jibul xibaar bi xëy jib ci xët mu njëkk Sud Quotidien li mu bind moo di assemblée livré na Sall ak Biaye ngir ñu mën a am lante ak yoon ñoom ñaari député yi woon journal Sud mi ngi ñuy wax ne pare nañu ngir dem ca yoon raggi seenub der njiital groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di honorable député Aymérou Gningue di ci dolli ne noone rek la mënoon a demee ndax amuñu droit di def lenn luy gàllankoor doxinu justice la si ne kay nañu kii di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye léegi ñoog yoon a ca des kenn ka di Boubacar Biaye journal L'As ne nañu ma nga woon démb ci assemblée nationale ba ñuy wote seen levée immunité parlementaire fa la waxee ne léegi dana am possibilité dem ragub deram seetal boppam ci coow li ni mu ware fa mu ware journal L'Info feelu ko ba wax ñu ne député Sall ak député Boubacar Biaye livré nañ leen justice ministre de la justice garde des sceaux di maître Malick Sall ay kàddoom
ñoo ngi ci xët mu njëkk journal L'Info nee na neexul ci xol nga war a jël ko bokk ci yow di ko yóbbu ci yoon La Tribune nañu ñoom ñaari député yewoon seen yoonu rëbës taxaw na Boubacar Biaye xëy na taxaw ci xët mu njëkk L'Observateur ma nga fay xam le ne mbirum trafic passeport diplomatique yi ñuy wax coow leeg li muy bëri mësu koo yëngal Ndakaaru ndax du yëngu Le Témoin nañu njoxtes na ko àllarbay tey ji mooy àllarba joo xam ne musiba mu nekk mën naa xew ci dëkk bi ne Barthélémy Dias mi candidat coalition Yewwi Askan Wi ca mairie bu Ndakaaru moo am audience ca cour d'appel bu tribunalum Ndakaaru ngir war a dem lijjanti ji bakkanub Ndiaga Diouf bi mu jëloon moom Barthélémy Dias woo na nit ñi ngir ñu wuy jilee ko dégg nañu it kii di Ousmane Sonko njiital parti Pastef mu koy jàppale ci résistance gi mu woote journal L'Info nañu fi ñu tollu tembe Ndakaaru nooyeetul Le Quotidien gis ne waa coalition Yewwi Askan Wi ci jamonoy tàngal ak xumbal ci lañu toll journal Tribune toll moom ci di artu di wax ne ñiy woote ak résistance ak ñi bëgg a taxaw ngir defante ko ak ñoom ñëpp nañu xam ne ñoo ngi fooye musiba mën a tekki ci tubaab danger lise ko nee nañu àllarbay tey ji mooy mercredi de tous les danseurs takk der yi teel nañoo jël seeni matuwaay li wër tribunalum Ndakaaru yëpp ñoo nga fa fees dell te it gis nañu ay camion yu def fi gendarme ba fees dell ci wedeen gi ñuy wutali tribunalum Ndakaaru journal bi tënke ci ne ak li ñu gis ci dëkk bi ci ay takk der ko fi taxaw naan yaa ngi manifester ca ngay tuskare Maysa Mayekor Diouf di responsable politique APR ca Fatick nii ci Vox Populi Barthélémy Dias ak compagnie bu ñu yaakaare ne li woon weeru mars gii ñu weesu dina fi amaat dóor nañu seen loxo ci ëkk ñoo ngi nax seen bopp suur nañu dafa am sax leneen lu xew ci yëf yi te waxuñu ko ndax kii di Barthélémy Dias bu réglewul waxi Ndiaga Diouf yi ba mu féete boor bu gañee élection yi ngoonuk 23 janvier ak folleeku waatam dafay yomb journal La Mandat moom ki ko jaaxal nee na moo di Macky Sall ndax ci jamono ji ñu woolo Barthélémy Dias ca yoon muy woo askan wi ngir ñu gunge ko ci aw yoonam nit ñi di ragal fitna ci dëkk bi ci la Macky Sall jëlaate yoonu jaww ji dugg ci broppalanam wutali Cap Vert bu fa jugee ma nga jëm France yéenekaay bi nañu teen ak dugguleet ne seetlu nañu ne keroog bi dëkk bi gënee mën a nar a jax gën a mën a nar a jaxasoo ci la Macky Sall gënee mën a jëlub ab yoongam dem yoonam. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko ci li yëglekaay xëyee tey mbokk yi yéen tam di leen jaajëfal jox leen di leen dig daje suba incha allah léegi dañuy dem ci beneen plateau bi fekk ji fa Pape Cheikh Diallo ngir mu eggali Pape Cheikh. mais Naata. naam kontaan naa ci yow de. maa la gën a kontaan. xam naa rendez-vous bi ak rédaction bi ca kanam la ay côté 19h yooyu pour Info Soir. mais sinon demain matin on te retrouve à 6h30. effectivement bu soobee borom bi. suba naa la wéttali si incha allah. naa la xaar. naa ñëw ndekki si ak yow merci. merci. voilà rendez-vous donc ak rédaction bu télévision Futurs Médias ca kanam Info Soir d'abord laata ñaari jotaayu xibaar yi wolof ak français 20h daañu ci ànd certainement ak Sarah Cissé.